ora yori punto ora yori punto dara encadré maam ratif bu soto koy ci kàddum la ñuy wéy kii mooy Salif Cissé sa ginnaaw waaw bu ñu ñëwee fekkuñ la fi mën a leen mooy suñu kilifa bu fi nekkuti dañuy toog néegam waxtaan dem waaye yàlla def nga ñëwaat biñ ñëwee fale mën nañ dem nuyu imam ba pare soog a def lu ñuy def loolu moo ñu fi indi nga ñaanal ñu yàlla mi nga xam ne moo yore pal mu fal Salif Cissé mii li nga xam ne moom mooy suñu naqat yàlla jaarale ko ci loxom mu jéem ñu koo dindil loolu moo ñu fi indi. waaw ñun ñëpp nañ ne aw ne alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. yal na yàlla fay soxla si. amiin yal na yàlla fay soxla si. amiin yaa rabbal alamin. suñ mébét yàlla na am yaa rabbi. amiin yaa rabbi. suñ mébét yàlla bu mu perte. amiin yaa rabbi. barke Moustapha. suñ mébét yàlla na am. amiin yaa rabbi. suñ mébét yàlla na am. yàlla Mawlana Cheikh yàlla na yàlla jàppale. amiin bañ am luñ bëgg. amiin yaa rabbi. barke Xayrul Alamin. yàlla moo koy may de yàlla na ko yàlla jox. amiin yaa rabbi. Moustapha. barke Xayrul Alamin. suñu yéene yàlla na ko yàlla def. amiin yaa rabbi. barke Moustapha suñu yéene ci Salif yàlla na ko yàlla def. yàlla yore lépp yàlla na yàlla rafetal. te mu jëf ñu lool. te mu jëf ñu lool. barke Xayrul Alamin. alhamdulilah rabbil alamin. kii doom bay Ousmane la Ousmane Thiass. alhamdulilah doomam la. alhamdulilah waaw kii ak Salif ñoo bokk ci sa la dëkk. alhamdulilah. kon dañu moo nekk ñi moom xam nga leen. alhamdulilah waaw kii ñi moom xam nga leen. alhamdulilah comme ne bisimilah. bisimilah bisimilah. kon ñu gàttal rek ñu ñaan daal. auzu billahi mina shaytaani rajiim bisimilah. bu jógee micro bi tuuti waay bu jógee micro bi dégguñu de. discours du président na mi ñëw tuuti. discours du président. téye ko jege da nga koy jege mu kii bàyyi micro bi bàyyi. discours du président de l'association des élèves et étudiants de Sotokoy. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers étudiants, honorables invités, nous vous accordons des salutations des plus respectueux solennels. Les rapports entre bien-être et exercice des connaissances sont de toute évidence étroites. Quotidiennement, nous constatons que la santé établit la base des capacités cognitives des enfants. Si le savoir est sans aucun doute les vecteurs les plus efficaces de développement, la santé est les premiers outils de son association. C'est ainsi que s'installe la question excentrique. Quel est le rôle des autorités administratives locales dans l'éducation et santé de la santé?
En vertu les budgets alloués à ces deux départements, éducation et santé. Éducation et la santé doit être une préoccupation de tout aucun. En outre, les codes générales, collectivités locales de 2013 s'inspirent les collectivités locales de 1996 et de la loi numéro de 96-07 portant transfert les compétences des régions aux régions communes ou communautés rurales. Les codes de 2013 clarifient la répartition des responsabilités entre l'administration centrale et locale. Ainsi, les départements et les municipales ont les compétences complètement définies en matière de préservation de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, de santé et de la bien-être, des cultures, l'éducation, etc. Mesdames et messieurs, merci. Monsieur les parrains, au nom de tous les membres de l'association, je tiens à vous remercier chaleureusement des parrains de notre association et de porter votre précieux soutien à nos causes. Et faisait bénéficiement l'association de votre image. Vous nous donnez l'importance de notre association. Vous remercie encore votre présence, de votre générosité. Je vous prie de recevoir, monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. L'assurance de mes meilleurs sentiments. Le discours est terminé, mais maintenant, je vous donne les moussas pour terminer les programmes. Voilà, applaudissez le président, la présidente du moins. Association élèves étudiants de Sotokou. Applaudissez. Ako Moussa Gandiaye parce que bu soto kay waaw ñu invité fi candidat bu mag boobu di Saliou Cissé mooy noonu de waaw seytaane rajim auzu billahi mina seytaane rajim gannaaw bu ñu sante yàlla judd ci Seydina Muhammad ñu ngi sant suñu waajur di leen gërëm yéen waa Sotokoy ci akayir bi di wax délégation bi ñu àndal monsieur Saliou Cissé suñu candidat ñu bëgg ñu ñaanal ko mu nekk maire Kaymoor insha allahu rabbi Sotokoy sama dëkk la ndax dañ fi amoon doom yàlla def li gën muy Demba bi ma ñëwee gis ko ci seen t-shirt yi daf ma delloo lu bare bari dama sant yàlla parce que Demba doonutoon élève doonutoon tukulóor bokkatuloon ak yéen dara parce que papaam daf ko yëkkati woon jox ñu yore ko suñ kër mu jàngee fa ba at mi papaam bu ñëwaan ci kër gi di ko wax day ñëw ba ci man mu ne ma Demba Diallo nee na du pël buñ ko takkal benn sagar ci doomu pël moom jabar fii ngeen ko koy maye parce que Tafa Ndiaye mooy papaam ma bokk ak Tafa Ndiaye ndey ak baay
Demba keroog bi mu duggee sunu kër di fa jàng ba keroog muy at mi ñu koy yóbbu Kaolack ci sama tante mu yore ko ba keroog muy gaañu kenn xamul ne Demba Tafa Njaay juru ko sanu du yaayam kenn xamu ko woon bi mu gaañoo la nit ñi doogay xam ne Demba ñun juruñu ko kon ñu ngi ñaanal Demba fi mu jëm yal na ko gënal fi mu jóge yal na xippee àjjanay firdawsi yal na fa mottalee ndawam ma kontaan lool ci bés bii ngeen taxawal te tuddee ko Demba di leen remercier nit nag moom amul lu dul nit waaye ku santut yàlla doo sant doomu aadama te man li ma leen doon defal ci école bari na élèves yoo xam ne ñëpp xam naa leen li ma leen gisee comme li nga wax li ma leen doon defal ci école bi ba ngeen bàyyi ko xel ba tax ngeen sol seen dàll ñëw ba ci man keroog bi ngeen may wax naan ma seen programme bi am na papa mais amul yaay xamu leen woon ne maa ngi ci gannaaw Saliou Cissé parce que xameewu leen woon Saliou Ablaye Cissé ngeen ma xamee woon ñii xam nañ ko bu baax ci man ñëw naa fi politique ñëwati fi mais ku dul toxu doo xam fu dëkk neexee te ñun développement dañ koo bëgg ci suñu xol mu ñor ñu lool ñu dem ba gis ne suñ commune bii daa deltu gannaaw man nag développement dama ko bëgg jànguma mais dama bëgg ku jàng te dama bëgg a xam ne ndaw yi ñoo yore réew yi ëllëg ñun fiñ taxaw nii danoo ñaan yàlla bu déwénee ñeneen taxaw fi ci ndaw yi di leen encourager di leen wax ngeen góorgóorlu jàng fonk seen way jur yi parce que nit lu mu am rek way jur moo ko may surtout yaay dafa sonn ci doom mais ñaanu yaay bawul kenn gannaaw mais papa tam bu mu des gannaaw lépp lu ngeen am seen papa yi màggee tey yéen lañ yaakaar ci seen i kër ngeen góorgóorlu jàng ba bu ëllëgee ngeen man leen di teral maa ngi leen di dénk loolu yéen waa Sotokoy di leen ñaanal réussir di leen ñaanal seen programme bi yal na ngeen toog ba du ngeen attan nit ñi mais bëgg naa ngeen jàppale ñu ci commune bii ñu gagné ko ren incha allah ku am kayitu wate nag ñu jàppale wateel ñu suñu militant Saliou Cissé mu nekk maire commune Kayemor bu keroogee lépp lu ngeen jàmbat fii dinañ ci taxaw faj ko incha allahu rabbi te mu jig ñu ànd ak borom bi. parce que kii lañ investir. parce que kii lañ investir yéen am ngeen conseiller boo xam ne boo ëllëgee lépp lu manqué ci seen dëkk bi mu jiite leen ci taxawu leen te lépp lu ñu wax xalaat naa ne Saliou dina ci jàpp dina ko def ndax am ngeen yéen a ko wax yéen a ne kuy raam di la bokk bu amee taxi dugal la ci. kon loolu war ngeen ko jàpp parce que defe naa Saliou def na fi loo xam ne te du maire def ko feneen ak feneen bés bu defee maire waxatuñu ko kon ngeen jàppale Saliou Cissé jàppale ñu ànd ak Saliou Cissé ñu gagné commune Kayemor merci beaucoup. incha allah. mais di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoo organisé lii waa ASB bu Sotokoy jiital ci seen présidente ma yéemu lool nag ci kaddu yi nga xam ne présidente génne na ko bu doon dëkk woon bu baax a baax boo xam bi daf ñu delloo si ak wàllu décentralisation bés bi ngeen wax ne te mu bés bi mooy lan mooy ne lan mooy taxawaayu autorité jëmale ko ci njàng wala ci wér-gu-yaram te loolu la ñu indil lan la ci décentralisation wax waaye may nuyu tamit su ma mbokki jama yi ma fekk fii di waa met bu jama ci wi di dégg seen yëngatu jëmale ko ci wàllu njàng mi mais di sant parents bi nga xam ne fekk naa ko fii remercier bu baax ñi nga xam ne moo jàngalekat yi yore école bi ak performance yi nga xam ne ñu ngi koy def mu nekk loo xam ne loolu lañ doon xaar ci ñoom may wax rek ne tey dama ànd ci délégation ki nga xam ne mooy futur maire nga xam ne le 22 janvier bii di ñëw dañ ko war a installer mu nekk maire Kayemor kooku mooy kan mooy monsieur Saliou Cissé ngeen jël li nga xam ne mooy marraine bi ngeen tuddee ko madame Ndiaye di ay sëtu mu ànd ak moom ñëw teel si ci bés bii ngeen waxoon ñu nag nañu lii Sotokoy yàgg na ko organiser waaye benn autorité mu sut fi ñëw waaye tey nag autorité ñëw na moom ci Saliou Cissé ngeen waxoon ne kat bu autorité ñëw ngay ànd ak moom waaye may wax ne monsieur le maire moo waroon jiitu fii waaye dafa nekk koo xam ne loolu yitteelul ko li ko yitteel mooy lan na nax nit ñi rek ba toogaat fi loolu rek moo ko yitteel waaye du leneen waaye lii dafa war nekk loo xam ne kenn war ko ci woon a jiitu
waaye mbir nag boo ko téyee te oyofal ko ñi xam importance bi mu am dinañ ko téye ñoom te def ci liñ ci war def mooy li war soto koy def ngeen xaalis bu bëri ci lii sonn ngeen ci lii mais lii nekk na loo xam ne dañ leen a gërëm di leen a sant ci taxawaay boobu ñuy wax rek ne réew dañ ne wax ma sa xale bi nga yoro mooy kan ma wax la si réew bi ngay am ëllëg nu muy mel waaw kon nag tey ñun bu ñu amee ay xale dañ ci am responsabilité mooy jàngaloo leen mooy def ci ñoom xam-xam mooy defar leen ba xale yooyu bu ëllëgee bu ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñooy taxaw réew mii xam ngeen ne xale dañ ne buy taar moom moo ko yore xale bu ñuy séntu alal ci moom lañ koy xool xale bu ñuy wax xam-xam ci moom lañ koy xool waaye seytaane tamit xale la bëgg kon xale dafa nekk koo xam ne koy taxaw defar ko dimbali ko ngir mu nekk koo xam ne mag bu baax lay doon ëllëg may wax rek ne tey Sotokoy école boo xam ne ñu ngi ko créé en 2003 mu nekk ci fukki at ak ñett ren en 2008 ak tey fukki at ak ñett ren école bi effectif bi dem ci 94 élèves maa ngi koy gileer léegi juróom-ñeent fukki élèves ak ñeent kon loolu ay performance la maa ngi gis ay école yoo xam ne solo wu leen lool seen benn classe bi dem nañ ba magasin lañ ko def te loo kenn tabaxoo ko Sotokoy moo ko gënal Sotokoy di dugal école Sotokoy di jàng Sotokoy taxawu école bi taxawal loolu ko ay classe ñu jël classe yi di ko yóbbu foo xam ne magasin lañ koy def kooku dama ne bu ñu waxee ne maire boobu day liggéey boobu war nañ koo xoolaat Sotokoy te école bi mérité woon ñoo ñu clôturer ko xool leen ngelaw li ni muy jaaree ci digg école nga jël ay xale yu ndaw dugal leen fii mbaam yeeg nag yëpp fekk leen ci biir cour bi te école bi ndax mérité wutoon na ñu clôturer ko kon dama ne jafe-jafe bi ñuy dund te xool leen dëkk bu toll ne Sotokoy depuis kañ lañ ko créé Sotokoy biñ ko créé ak léegi mi ngi toll ci téeméeri at ak fanweeri at ak ñeent man ñëw naa fii toog ak kilifa yi ñu def historique Sotokoy ba fi ñu toll nii benn case de santé mënuñ koo tabax ci dëkk bi jigéen ñi ku ci tawat tamit di nga dox ay kilomètres wala ñu teg la sareet pour nga doog a mën a dem faju ji dama ne jafe-jafe boobu ñu dund moo tax tey ñun ànd leen ak commune bi liggéey ak commune bi ànd ak ay borom xam-xam ku mel ni Modou Cissé mu ngi ne la ci Sekay Mor di doomi Alay Keba Dieng Cissé ku mel ni Babacar Badiane mi ngi nii di ko xam ne acteur de développement la tey ku ne xam ne seen biir lu fa yëngatu ci moom la ku mel ni Modou Cissé mu ngi ne la di un technicien à la Sonatel tey xoolal ma jàngalkat yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay professeur au CM xam-xam ku yooyu ñoom nag buñ ko dajalee d'accord nag topp ci ginnaaw Saliou c'est parce que yaakaar dañ am ci moom te gis ne jafe-jafe bi ñuy dund amul kenn ku ñu ko mën a régler ku du ñoo koy régler suñu bopp te jafe-jafe boobu tey kenn rek lañ ci yaakaar pour mu régler ko mooy monsieur Saliou Cissé moo tax ñu ngi leen di offre ñu téye de Saliou Cissé ci foofu nga xam ne foofu lañ jëm jërë ngeen jëf. Voilà, merci. Bismillah, ñu dem. Merci. Fan la ñuy dem Moussa. Merci monsieur. Non, Mamadou bi boy bi. Alpha. Non, gos bi laa wax. Adama kay. Xale bi ñu yebal pour mu ñëw. Dadi sama xarit. Di sama lépp. ñu bokkoon kër Nioro. waaye muy koo xam ne alpulaar yi dañ ko jaral lu ne ci àdduna pour alpulaar yi am seen représentativité daf ko jaral lu ne ku bëgg alpulaar yi am li ñu war a am la kii ku fonk ko li mbokk la moo tax ma bëgg mu ñëw nuyuwante ki nga xam ne li ko gën a ñor ci àdduna mooy boo xam jëm ca kanam kon kii bëgg boo xam dem dëkkam dem ak kii bëgg gox bi dem war nañ man dañu joxante loxo mu bëgg na joxante loxo ak Saliou Cissé xamante ak moom xamante bu yàgg mat na sant yàlla waa Sotokoy gis nga jëmm ji Alpha ba ñuy def investiture dafa wax ne moom par la force la Sotokoy di am conseil ñu taxaw xool gauche xool droite xamul ñu ñuy def affaire bi na tekk mu ne daal par la force Sotokoy day am conseil ba ñu ne kon boobu caaxaan jeex na kon Alpha force ñu investir ko def ko foo xam ne bu ñu gañee moom dana nekk conseil kon nag lay gën a baax ci kaam yéen waa Sotokoy Alpha def na ko buñ ko defee conseil moom dana gañ
ñu fas yéene incha allah Saliou Cissé bii gagné Sotokoy à 100% incha allah kon ñu jox kàddu gi Saliou Cissé. jërëjëf Gaye Ndiaye auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi nuyu chef de village monsieur Yoro Sall moom mi nga xam ne moo jiite village bi yëpp buñ jaaree ci moom ba pare ñu ngi nuyu jeunesse bi di nuyu élèves yi ak étudiants yi ñi nga xam ne ñooy doomu Sotokoy di nuyu tamit yeneen élèves yi nga xam ne yeneen étudiants yi jógee ci yeneen village yi muy village environnant yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu aussi suñu hôtesse yu taaru yi nii di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di nuyu aussi le doyen de l'école muy monsieur Goumba Diadama nekk jeune comme ñun. may joxe juste benn anecdote parce que je pense que c'est la première fois ñu gisante man ak moom waaye li nga xam ne moom lañ wax sànq ne jot nañ koo def fii nii ci école bi yaakaar naa mébétam la woon moom lu mat ñaari at ci ginnaaw am na suma benn xarit bu tudd Ousmane Camara yàlla na ko yàlla yërëm mos na may interpellé benn jour yeggee ma ni Goumba dama kër moom la dëkk moo nekk directeur école Sotokoy école bi nag dañ doon sollicité ñu dafa leen addition d'eau mu ne woon lépp lu ma may def pour jàppale ko pour defal ko fi moom dina ko neex lool. kon damay jox exemple rek ni que ndaw la boo xamante ne si ku bëgg développement la parce que nekk ci école am loo xam ne xaj na équipe municipale bi fi nekk moom la waroon. waaye amatu pexe xelam daj ma doonte wax na ko sànq bokkuñu parti politique mais dafa exclure loolu yëpp xam li jëmale gox bi ci kanam rek moom mooy priorité donc monsieur Diadama merci beaucoup permettre nga ñu tamit ñu marqué foofu ay points doonte nga bokkuñu parti politique jërëjëf yàlla na yàlla jàppale may la ay résultats yu baax fii ci école bi yàlla jàppale la bu baax a baax a baax a baax def la mag en tout cas yaa ngi jàppale gox bi parce que éducation mooy li gën a métti donc nit bu fekkee dafa yor ay ndaw bëgg a dugal seen bopp dara ñu jox la responsabilité bu toll nii kon yoon nañu jàppale la donc dañuy ñaan rek yàlla defal ñu ndam ñu mën laa jàppale ci liggéey bi incha allah donc li ñu bëgg a yeggaatee jeunesse bi rek mooy tey journée bi xam nañ ne journée culturelle la tey autorités locales yi war ngeen leen fi gis ku mel ni maire wala au moins benn délégation parce que timit njàng mooy yor àdduna duñ ne njàngum tubaab kese njàng rek lañu wax ndax jàng dafa baax kon boo yore ay ndaw ñu nekk ci benn gox di jàng war nga leen mën a accompagner ci lépp loo xam ne activité la tey je pense que mairie bi waroon nañu mën a programme benn budget boo xamante ne si dafay jëm ci wàllu comme ni ñuy amee budget bi jëm ci wàllu jeunesse ñu naan sport et loisir tey budget boobu dafa waroon na ñëw dugg ci wax dëgg yàlla événement yu mel nii nga xamante ne si tey dëkk yu ne ñu ngi koy organiser di ci xaar ndimbal ndimbali nag ci autorité yi ne gënoon a jekk doonte ko ñun doomu gox bi lañ waaye dañuy xam ne suñu devoir la parce que tamit politique dafa ànd ak lu ñu naan développement donc parce que dama naan toujours politique ñaari tànk la ñaari tànk politique yi mooy ki nga xam ne moom lañ fal muy l'élu kooku day def action yi muy def ñu ngi ko tuddee des action politique mooy ñi nga xam ne war na ko def leneen li tamit ñun ñi nga xam ne ay citoyen lañ ñu nit dafa am loo xam daf ñu war ci gox bi parce que lépp waruñ koo bàyyee ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñun ñi nga xam ne fal ñu ay citoyen li ñu war a def mooy des actions citoyennes donc loolu daf ñu war ñun doomu gox bi waruñoo xaar lépp muy jógee ci autorité yi donc def na suñu devoir ki nga xam ne nag joxaguñ ko muy def devoir am yaakaar naa buñ ko joxee kenn du ko wax devoir am loolu suñu mbébét la kon tey jeunesse bi fi nekk nii ñooy yaakaaru gox bi tey ku xam d'ici 5 ans wala d'ici 10 ans benn ndaw bu dëkk sanc bu benn ndaw bu dëkk tey Sotokoy
dina jug ñëw taxaw laaj commune bi xamul ku mu fiy fekk waaye ñëw laaj ko tamit yor ay compétence ñu gis woon ay qualité gis woon xarañte boo xam ne bu ñu ko joxee commune bi mu jàllale ko fi nga xam ne moom la askan wi di xaar loolu jàpp naa ne lu mën a nekk la kon nañu booster